bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi fu waay mën a féete ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média ñu ci am nag bànneex ak mbégte bu mag macha allah saa su ne bu ñu xamee ne yéen a ngi ànd ak ñun ñu ngeen nuyu sunu PCA di nuyu tout le personnel de GFM macha allah wéyal la nuyoo bi nag dem seeti ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci cofeel gu dul jeex di leen nemmeeku di leen ziara di nuyu itam ñi nga xam ne ñooy sunuy ay xalifa généraux noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér macha allah yal na yàlla yàggal seen taxawaay yokk seen jàmm bu baax a baax a baax ndax lépp loo xam ne rek yéen a ngi koy ñaan pour réew mi yàlla ngi koy def kon ñun daal dañu leen a war a dolli ñaan macha allah yàgg leen fi te wér bàyyi nañu xel itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi di leen nuyu di leen ziara di leen ñaanal yal nañu gaaw jóge ci seen lal yooyee dem seen biir kër dem doxi seen ay activités parce que daf ci am solo yal na ko yàlla def acteur de la santé yi ñu ngi leen di beral nuyu daa dee ne nag képp koo xam ne caabi daf ko féete gannaaw ñu ngi koy wax salaamaaleykum di ko wax rek na muñ ndax yàlla mooy dogal bu neexoon yàlla mu def leneen loo xam ne duñ ci mun dara itam waaye gannaaw bu ñu leen nammee mën leen a seeti daal macha allah kon yal na yàlla gaaw jëlee leen ca bërëb yooyu ñu dellu seen ay soxla daf ci am solo ñu ngee bàyyi xel képp koo xam ne jamono ji ñu toogee di def émission wareef da nga nekk ci tiis nekk ci naqar ñu ngi lay massalu bu baax a baax a baax a baax di bokk tiis wi ak yow di ñaanal itam ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la ñuy boole sunu ay wayjur bopp sunu ay wasila sunu ay soppe yal na yàlla yóbbul ñu leen ca aljana yi gën a kawe macha allah nuyu nañu leen ziar leen may nuyu également Ndoye Bane mi nga xam ne moom laa bokkal plateau bi rawatina itam sunu beneen gan boo xam ne invité la bu am solo ci ñun macha allah la jàkk la Linguère jigéenu Ndoye Bane xaritu Eva Tradi itam koo xam ne miin ngeen ko yéen ci Facebook ci kanam tuuti bu ma dikkee ci moom di ngeen comprendre li tax ma invité ko léegi saa yi dama yeewu rek bëgg a xam lu xew Ndakaaru dugg ca page am ne cey lii itam xewatina mooy la jàkk la Linguère awa maa ngi koy nuyu Ndoye Bane bismillah. jaajëf Eva ñu ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. amiin di ziar waa Pire Sañoxoor yëpp. sunu xalifa ba sëriñ Mansour Cissé sëñ Maodo Cissé ak moom parent Djibi Diagne. le maire Serigne Boub ak Baye Bada Dieng moom dafa amee dëj sax. wenn waaw soxna frèram bu wàññeeku démb. ñu ngi koy jaale soxna sa sant Fall ñu koy jaale Baye Bada Dieng bu baax di ko jaale famille Dieng yëpp. bu baax di leen xamal ni sunu gàmmu gi le 7 décembre la incha allah waaw gàmmu Pire le 7 décembre la. li nga ci ree moom a jaaxal ñoom la jaag ak waa Facebook beeg. waa WhatsApp ak ñëpp ñu ngi leen ci woo ñëpp ñi nga xam ne daal bëgg nañoo découvrir Pire. bëgg a ñëw gàmmu Pire. bëgg ziar invité nga Awa Diak di Serigne waaw di Serigne sëñ Mansour Cissé. mi ngi ciy woo ñëpp. le 7 décembre incha allah ku ñëwul may leneen la. très bien waaw. nee ngeen daal fan yii sama ay invité xanaa da ngaa fàtte kol gi muraay kol gi da nga ko fàtte ci macha allah nee ngeen daal yow ak ñoom Papa Doudou Thiam ak ñoom Djili nee nañ fan yii ñoom dañu d'accord loolu ak sunu invité yi macha allah la ca ne yëpp ñun mënees ñu ko wax te Ndoye Bane itam kenn du ko faale yal na yàlla defal nu jàmm daal. awa maa ngi lay nuyu bu baax yow itam. Eva maa ngi lay nuyu di la ziar di leen baal wax di leen baalax vraiment di nuyu téléspectateur u TFM yëpp di ziar ñëpp di baal wax ñëpp ndax xam nga àq dafa sew bu ñu dëkk ci te comme man defkat la du ma dëkk ci di baalu àq. léegi ki toog ne moom defkat la nuñ koy def ñun ñëpp ay defkat lañ. donc loolu la yàlla dogal kenn mënu ci dara. nañuy def mu ñuy baal rek. dëgg la di kontaan nag si invitation bi ak cër bi nga ma jox yow maak yow yàgg na Ndoye Bane sama càmmiñ la. dëgg la mais tey bu ñu demee ba naan dañuy waxtaan ci waxu réseaux sociaux yi di ma ci woo.
ma ciy sant yàlla xëy na dafa am benn impact bu dee bu ndaw sax. boo xamante ni xëy na am naa ko ci réseau yi moo tax tey ma war a mën a toog fii. très bien pour dire que ne war naa mën a wax au nom de toutes ces personnes qui sont derrière le clavier. dëgg la ñun dañu ciy kontaan gonelu Vanvo bële bu ma waxee Vanvo nag sama xel dafay dem ci ay doyens yoo xam ne yu mag yoo xam ne Vanvo la ñu jaar ñu ciy xalaat sunu papa Alassane Diop bu DP World macha allah moom itam fa la jaar dégg naa ñoom monsieur Fati Bassirou Bassirou Fati fa la ñu jaar doyen Abdoulaye Makhtar ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne maire Fass sax dégg naa itam jaar na Vanvo kon mënoon na ñëw lim te duñu noppi macha allah kon bokk dañu invité sunu camarade de promotion noonu la Vanvo Vollenhoven buy jeex na foofu laa yem Van Vollenhoven exact Vollenhoven voilà léegi waaw bien sûr nit la waaw kon mun ñu koo changer tudde ko léegi lycée Lamine Gueye la tudd léegi lycée Lamine Gueye la tudd ñun xam nga ñun waa lañu ay ñoom Oufet Thiam ñoom Thioune ñoom Malick Thiam tokkatu square yi mag yooyu ñu ngi leen di nuyu et maa ngi pour tooñ Mia magam mooy Malick Sy bu nekkoon ara aussi waaw square daal moom ku mag alors la jàkk la ñu invité tey mu fas yéene ñëw partager ak ñun ces quelques moments précieux yi nga xam ne dañ koy bokk aussi ak yéen ngeen di woote joxe seen xalaat yéenay baaxal émission bi parce que yéenay woote joxe seen xalaat ci dëkk bi joxe seen xalaat ci thème bi te loolu lu nu amal solo la mën ngeen a woote ci 88 628 22 22 88 628 04 05 ngir wax li nga xam ne mooy seen gis-gis ci réseaux sociaux yi démb remercier nañu itam ki nga xam ne mooy oustaz Maodo Fall bëgg ñëpp ko bëgg noonu laa ko tuddee invité nañ ko fi mu indi fi wax dëgg yàlla waxtaan yu am solo yi nga xam ni bi ñu paree gis nañu retombées yi wax dëgg yàlla tey nag ñu invité Ajaratu Awa Diak laa koy tuddee yàlla na ko yàlla def xam naa ñooy ànd mag sax dafa jot et moom itam dañu seetlu tout le temps sur Facebook soo njëkkee xool da nga naan waaw kii moom elle est tellement Facebook dama leen di wax ne day togg wàcc togg bi def tuuti dem ci Facebook tontu ñëwaat kii la Awa bismillah Awa loo fekk ak Facebook. bon Facebook dafa nekk benn réseau social boo xam ne j'ai découvert en 2009. je crois que ba ma ci duggee sax fekk na ñu bari dugg ci ba yàgg ci. waaw donc ma dugg Facebook pendant longtemps et def naa yow xam nga ma depuis qu'on est adolescente quand même. c'est vrai dama mës a nekk nit koo xam ne dama bëgg xumbaay dajale kafoore man loolu moo may dundal. waaw léegi ma dugg Facebook et j'ai continué à faire la même chose. oui aujourd'hui bu ma xëyee li may njëkk a def damay sant yàlla bon tout le monde sait que dinaa sant yàlla ba pare ñaanalante ak ñi nga xamante ni ñu naan yàlla bu kenn manqué. léeg-léeg nag am ñu manqué. léeg-léeg tamit nga dal ci yoo xam ne wax dëgg neex yàlla comme bi ñu mujj dal ni Birane ñaan ndey nem si yàlla si waaw nga xamante ni ça a été un choc. ça a été un choc pour tout le monde. mais bon yàlla moo tamit mooy dogal moom moo def li gën. bu ñu paree bon comme ni ngay wax rek comme à part le fait que je suis manager sportif man dama am li may woowee pension bi dama am pension. léegi dinaa ci dugg def samay recettes su ma paree nag daal di commencer béggee mooy dinaa poster ay blagues parce que je suis une personne boo xam ne je ne prends rien au sérieux c'est-à-dire que je parviens à rire de mes propres malheurs et da ngay dem waaw ba nga xam ne dara damay dal nga sante ko yàlla mujj bi def ko ay reetaan di ko reetaan ñeneen ñi di ci reetaan ñu àndandoo ñëpp di ci reetaan su ko defee parce que dañu toll foo xam ne instant bi ku ci nekk on est dans un monde de pécheurs mooy ñun ñëpp ay defkatu bàkkaar lañ mais ku ci ne da ngay juger sa morom pour avoir péché différemment on est trop dans le jugement loolu moo andi voilà on est loolu moo andi coonoy awali mu def voilà looloo andi coonoy réseaux sociaux Sénégal parce que ku ci nekk doo simmi sa yére bi nga sol yére wu ki ne sa kanam kii di dund yëf yi waaw ngal la buñ ko defoon xëy na du ñuy moins virulent par rapport aux histoires par rapport au buzz entre griffes par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux tey nit mun na am dara lu ko dal wala mu def erreur parce que ñëppay def erreur nag mu def erreur muy góor di jigéen xëy na sunu borom yàgg ko suturaal ndax nag sunu borom du suturaal nit yow nga ne yow nit kese yow da ngay sàggi suturaal nga daw dem ne waaye yéen gis ngeen lii xew
laa jàg fël Eva Tra fël Ndoye Bane fël ñu commencé. man de su ma doon man de su ma doon man fekk na yow la ngay def ci sa biir kër moo ko raw fuuf mais yàlla dalaa sàng malaan sutura. ba tey lépp ci réseaux sociaux. lépp ci réseaux sociaux yi. mu am tamit beneen volet boo xam ne mooy nit ñi nga xam ne ñemewuñu la c'est-à-dire que da ngay nekk ci yoon di dem. ngay jàppale ñu lay jàppale di la jàppale mais fekk entre temps am na ñu toog ci seen ruq di xaar nga faqastalu. faqastalu boobu boo ko defee dafay mel ni ña nga xamatoo leen. wax nga waxu Ndoye Bane de. ñu daal di wàcc sa kaw ba nga ne lii est-ce que ñi ma ko séqaloon ñoo ma wàcc nii sama kaw. et tout ça pour man le fait de pas être amatuñu empathie ci dara nag. amatuñu empathie ci dara te li ñu jëlee ci biir dëkkuwaay yi Facebook mbedd la. li ñu jëlee ci dëkkuwaay yi. la ñu andi ci mbedd bi. lenn rek moo la may chance su Facebook. d'accord mooy tu peux te déconnecter. yaa moom sa bopp. maa dugg sa àjjanay xol yaa ko moomal sa bopp. waaw da ngay da lay neex sax nga xool nit mu def benn post. nitu Facebook bu mag laa leen indi de. non du nitu Facebook. non nit tey mun na tey. def benn post boo xam ne yow gisoo ci sa bopp wala neexu la. waaw nga la jàllal. aussi tu n'es pas obligé de commenter. C'est pas parce qu'on t'a donné la parole que tu dois parler. non tey mun naa ñëw Eva ne la jox la parole ci dara xam nga ci dara ba ciy wax. yaa war a wax bu mu tax nga naka yaa war a wax yaa ñu sax bu mu tax nga wax loo xamul. boo xamoo ko nga paas. boo gisee ne wax ji daf la bëgg sax Facebook dafa génne nag benn kii bu neex boo xam ne prendre ses distances wala masquer la publication. ba tey moom Facebook. tey boo xamante da nga gis kenn koo xamante ne yaa ngi koy topp te am nga kersaw bloqué ko parce que xëy na am na loo leen séq mu nekk sa xarit wala mu nekk sa mag wala mu nekk loo xam ne yow kii boo ko kii xam nga léegi nit ñi dañuy foog ne xëy na boo leen bloqué sax. bëggatoo nekk seen xarit ci àdduna fekk ne bu ko séq ak ñoom yenn détails yi. foofu loolu donc tu préfères voilà sa xaritoo ak moom des à l'extérieur nga bloqué bu la neexee nga masqué ay kii pendant 30 jours yow doo gis kooku lu mu posté. c'est-à-dire que doo leen am interaction boobu nga def ni tey. sa xol wal na cee mën a jeex. loolu mooy les aspects peut-être négatifs de Facebook les aspects positifs de Facebook sont plus nombreux. Les aspects positifs des réseaux sociaux sont plus nombreux que les aspects négatifs. su ñu doon citer tey ci aspect positif. Aspect positif, c'est le fait déjà aujourd'hui Eva, je t'ai retrouvé via Facebook. Vrai. J'ai retrouvé des membres de ma famille via Facebook. La famille élargie que je ne connaissais absolument pas. ñaar am naa njaboot Facebook. ñett ñoo xam ne dañu mel ni tey dañu bokk. samay doom. waaw. J'ai des partenaires financiers, des partenaires sur le plan professionnel Facebook. ñeent pare na macha allah. J'ai une famille spirituelle Facebook à cause de Facebook. non spirituel man ne bi ma la séenee nga def sa tailleur sa kii. waaw moo tax non pour te dire tey aujourd'hui je peux dire grâce à Facebook këru dune boo dem. am naa fa ay xarit. barakallah macha allah. te man moom tout le monde sait que je suis non alignée. je m'appelle une non alignée mais këru dine boo dem am naa fa ay càmmiñ am fa ay xarit. tey boo ko doon am fa ay rakk nga ni non aligné mooy. non aligné mooy ñëpp laa gëm. macha allah. man sa vision la c'est ma vision de la vie et je l'assume pleinement. je suis non alignée. buñ la waxee tey màggal am na yaa fa laa gën a bëggee sama xol gën a sedd macha allah ñu ngi ci. sama xol gën a sedd ñu ngi jëm ci gàmmu gi. loolu sama xol gën a sedd. laayeen yi woote na. parce que yëpp benn la. église bi woote na ñëpp benn la macha allah macha allah ñun ñëpp kenn naa ñu tax a jóg mooy suñu borom jeex na tàgg. gis-gis donc c'est un des côtés positifs que j'ai sur Facebook. Et Facebook m'a permis moi j'ose le dire de passer ay cap yoo xamante ni de ma vie yoo xamante ni j'ai fait une thérapie via Facebook parce qu'en faisant rire les autres j'en ai ri et en riant je me suis guérie. macha allah
Ndoye Bane est-ce que dégg nga wax ji bu baax. dégg naa ko nitu jàmm la rek. tey boo demoon ci dëkku tubaab yi da ngay gis benn histoire am ñu ne kana ko dund na ñëw toog mu wax ko. foofu laa tànnee Awa parce que dama gis elle est 100% Facebook déggu naa këram ñu toog mu may defaral recette yu neex ñu toog di waxtaan mu bàyyi recette yi dem ca Facebook ba tontu day toog ba ci yàgg di tontu ma ni mais sacré Awa Diack voilà. c'est ça. macha allah Awa. nit da ngay am valeur nit da ngay bëgg lu baax. dëgg la xool nit lu baax c'est que lu baax li mi ngi tege lu bon li ngi tege. yooyu yaay tànn loolu muy Facebook. lu baax a nga fa lu bon a nga fa. tànn ca bu la neex comme li muy wax lii mu publier neexu la. bu soo ci sa bopp masqué ko. waaw 30 jours doo gis li Ndoye Bane neexu la. li muy bul ko seetaan. neex na pour nga seetaan ko. fayal télé bi. fi mu ne nii waree fa gi daw Ndoye Bane neexu la soo fayee sa télé doo gis Ndoye Bane. déedéet. ginnaaw neexu la bul déglu li muy wax. jàmm ni ñooy. àdduna bi dafa yomb. da nga gis par exemple ci Facebook nit yi wax ak Ndoye Bane nit ko tudd Ndoye Bane man awma Facebook wax naa ko répété ko man Ndoye Bane yi ngeen di gis ci Facebook yi du man awma Facebook. Eva xëy na am na kenn am na kii am na man amuma. Eva am na day nelaw rek mais am na. amoon naa waaye day nelaw def naa ça fait 4 ans ngi nii nekkuma ci. mais Babacar mi ngi laajte tam lii nit faaw ma laajte ko. waa ji soloon manteau bi te nekk Paris nee na ndax du yow ku sol xaftaan bi. non est-ce que du yow. waaw man la kay. daf bëgg na sa page du Facebook. non du woon sama page ci site internet yi ko dugal man awma Facebook. waaw Babacar damay moom xam nga moom ci lay fanaan ci lay yendu ci lay fanaan ci Facebook bi ci lay fanaan ci lay ak ñi ci tudd Kumba dem tuddee seen bopp Paul tey jii suy branché affaire yi di nelaw c'est que gars yi ñoom Babacar dañuy bàyyi ba seen jabar yi nelaw ñu nekk ci réseaux sociaux yi di doxaan ci réseaux sociaux yi di kii seen jabar suñu ñëwee fi ñuy liggéey très bien tegal foofu solo xam nga léegi li ma ko bëgg a laaj mooy réseaux sociaux yi toujours laaj ko ba tey WhatsApp bi xaw ma Instagram la xaw ma man dama koy dégg rek. da lay tontu TikTok ak ñoom seen. yéen jigéen ñi. toppatoo leen seen jëkkër yi ndax Facebook. ndax Instagram ndax statut maanaam réseaux sociaux yi wàññi na sëy bu neex bi ngeen daan sëy seen biir kër yi looy wax sa morom yi foofu. foofu nag c'est vrai que. démb sama benn yaay daf ma ko wax xam naa mi ngi may déglu. ndeysaan. madame Sène mu ni ma démb xaw ma lu ñu doon waxtaan ma jàkkër mu ni ma. sëyatu leen ndax téléphone vous êtes toujours sur les réseaux sociaux. moom yaay moo ko wax. wallaay ñoom yaay léeg-léeg démb rek xanaa ci waxtu bi dañuy jaxle ci ñun. waaw c'est vrai que les réseaux sociaux dañu jël benn part bu bari ci suñu vie mais Ndoye Bane ce n'est pas seulement les réseaux sociaux xam nga di nga nekk benn environnement boo xamante ni les gens apprennent à vivre ensemble sans vivre ensemble. da ngay dugg ci kër ku ci nekk yaa ngi ak sa téléphone muy jabar di jëkkër di doom di ñëpp ku ci nekk c'est-à-dire que dañu dem ba nga xam ne ñun ñëpp on est devenu colocataire dans une même maison la nounou fait pareil la maman fait pareil xale yi faire pareil ku ci nekk yaa ngi ak sa téléphone ñu dem ba on peut être tous dans la même pièce mais duñu communiquer jëkkër ak jabar dem ba nga xamante ni dootuñu waxante lépp lu ñu war a wax ku ci nekk yaa ngi sa téléphone donc du coup li mu wax dëgg la les réseaux sociaux dañu dem ba jël doole torop ci suñu biir mais est-ce que tamit loolu c'est pas une faillite du couple en tant que tel moo tax réseaux sociaux yi am doole. est-ce que xam nga sàq mi nga sama lañ c'est cette question que j'allais poser. te dugg nga ci. voilà parce que aujourd'hui si le couple dem na ba benn instant mu am faillite chacun se trouve du réconfort ou bien di am ku mu waxtaanal xam nga su fekkee da nga wéet sa ruq di nga waxtaan ak sa copine di nga waxtaan ak sa kii di nga dugg xool benn statut WhatsApp reetaan di nga tu vois donc du coup c'est pas la faute aux réseaux sociaux moi en fait c'est mon avis c'est vrai qu'en abuser baaxul je l'ai fait beaucoup d'autres l'ont fait mais ce n'est pas à faire am na benn instant boo xam ne boo duggee tegal sa téléphone par respect pour par respect
pour ñi nga nekkal même pour say doom par respect tegal sa téléphone. après mën nga ko continuer. et puis Awa ñun li ñuy dal mooy dañuy jël sunu liggéey yóbbaale ko ci biir kër gi. léeg-léeg nga gis sax koo xam ne moment bu mu waroon toog avec sa famille dafay retrouver wu au bureau parce que dafa bare liggéey est-ce que du yooyu yëpp ñooy indi les bobos dans le couple. écoute dans la vie en fait les gens nul n'est indispensable. Nous sommes juste parfois incontournables dans un système. Dans une société, parfois les gens se prennent même pour incontournables, mais ils ne sont pas indispensables. Seulement dans ce système-là, on te fait croire que tu es indispensable. su ko defee tey am na dans des grandes structures yoo xam ne tey am na benn bu may waaj bañ a tudd bu nit wàccoon liggéey léegi li ñuy njëkk a def mooy dañuy couper sa ligne. dañuy couper sa ligne. ñu ne kii nelaw na gaañu maanaam. DRH bi seet ku la remplacer yaa ngi dégg. DRH bi day seet ku la remplacer. waaw il faut que ñu wut ku la remplacer parce que dossier duñ xaar. oui. entre temps yow rabaguñ la. léeg-léeg sa collègue yi bëgg la jën mun la jën parce que diñ coupé nañ ko. waaw du dëgg. waaw est-ce que tu es indispensable. du tout. est-ce que yow instant boobu xalaatoon nga ni waroon nga mën a jël ay liggéey di ko yóbbu. mënul nekk. c'est pas possible. nul n'est indispensable am na loo xam ne à some point boo foo ko yeggee. da ngay xam ne fii laa mën a yem. ñu yokk ci qui peut le plus peut le moins. peut le moins ba pare nit ku nekk en fait fii on est trop dans le système francophone. nit ku nekk da nga am heure yoo xam ne da ngay mën a liggéey boo ko weesoo pare nga ci man fajar jëm heure bi laa kii le soir ku ma bëgg a liggéey loolu l'après-midi amoo njariñ bul sonn aw ma njariñ parce que xam naa ne heure boobu sama liggéey sama xel ci boppam laay mooy bloqué. bu xëy na bu ñu ko doon defee noonu ku ci nekk ñu ne la waxtu bi kenn du yóbbu liggéey sa kër wax ji affaire bi du réseaux sociaux. WhatsApp nit ñi ci seen bopp la ñun ñoo war a seetaat suñu bopp. du liggéey bu bare. du réseaux sociaux WhatsApp moom dina toj Dakar. moom WhatsApp. bu leen ko waxee non man moom s'il y a un réseau social. dont j'ai peur. WhatsApp c'est WhatsApp. je ne l'utilise même pas beaucoup. ak pour lan. WhatsApp. dafa amplifier mbon mi. dafa yokk mbon wax wala fal ko. daf ko yokk parce que yokk mbon gi. dafa yokk mbon mi yokk ruube bi. ruube mooy féewale mami li ngeen sa bopp metti na tey. defante bi. jëw yokk jëw bi. fen est-ce que du yëfi ragal. parce que moi je dis aujourd'hui que su ma nammee wax la dara vraiment. war naa mun a am fulay. dugg sama oto dem fekki la. duñ ko def ne dama la soxla la bëgg wax. mais lan moo andi problème yu bare sur Facebook. nit dalay nama wax dara mu taxaw fii ci put bi. yëfi ragal la. mu bàyyi ba nga def benn fakastalu li ma doon wax sànq. oui salaamaaleykum tegal loxo. mbaa kooku du Mariane Dramé allo. allo oui. salaamaaleykum. waaleykum salaam tata Eva. naam. man de dama doon woote ci affaire réseaux sociaux bu nga nekk di wax. ay ca bisimilah yow rek lay déglu. wax dëgg yàlla li nga wax nii tamit dëgg na ci néegu sëy yi. man nii tamit noonu laa nekkee woon ma def sama jëkkër ay problème mu réseaux sociaux bu guddi yotee bu ñu connecté wu lu kii xamu daal. ba instant bi ñoo ngi divorcé nii. man ba instant bi man a moom dañoo tàggoo. man nag vraiment bëgg naa waxtaan ak yow lu bëri mais mënu ma ko wax ci télé bi. d'accord à chaque fois damay bëgg a woote. léegi tàggoo bi daf la gënal wala gënalu la wax ma rek ma xam. déedéet. gënalu la. yow yaa ci nekkoon wala moom moo ci nekkoon. xoolal ñu ngi jël sa numéro ci suuf téye ko ne ko bu mu dem nanu xaar. d'accord nanu accordé tuuti temps encore ñu wax ak moom. nit de am fu d'accord looy bàyyi. Adja maam xarit yéen nag may dégg ne naa xuloo na la arrangé nga xuloo ko bu la arrangé wul amal fulla wi bañ ko xuloo. maa xuloowul nii maa xuloowul nii. il faut ni ko maa xuloowul ndoy bar loo wax ci mat. mais li nga xam ne mais fi mu taxaw xuloo ak ñoom. gis nga nag réseaux sociaux yi li mu indi lépp. fi la fekk fi la réseaux sociaux yi fi la fekk mbon gi de. mbon gaa ngi fi woon. déglu ma. naafiq gaa ngi fi woon. mën a wax lu dul dëgg gi mi ngi fi woon. man nag tey émission bi man bii neex na ma tam. pookare gi muy wane mi ngi fi woon. waaw trafiquant de personnalité bi nga xam ne mi ngi réseaux sociaux yaa ngi koy wane mi ngi fi woon. Mbadou damay dem dugg fële ca hôtel xaw ma naka porte leneen je suis dans ma chambre. def nii naka la nii. voilà ak bouche de voilà voilà tricherie bi muy wane. waaw mi ngi fi woon
yàq der bi nga xam ne moom la réseaux sociaux yi wane mi ngi woon ci dëkk bi ca jamonoy Lat Joor bu la fi nekkoon nag. mami waaw ba fi mu ne nii. lépp les réseaux sociaux yi di wane. mi ngi woon ci dëkk bi. dafa gën a yomb léegi réseaux sociaux yi da ko yombal. ndax connexion dafa yomb. waaw passe internet. waaw 100 francs léegi. voilà. 100 francs nga connecté. waaw 1000 francs nga am 100 francs nga am. ñu dugg yàq la loo xamante ni yow ci sa bopp. te xam nga am na ñoo xam ne dañu naan bu ma la sotalee bu ma la xamaloo bu ma la sosalee dootoo set ci àddina. waaw léeg-léeg nga dégg xale yi ak manière bi ñuy def. voilà ne man nii xam nga li ma doon wax sànq WhatsApp. waaw. dafa tax fluidité information yi gën a gaaw. oui on est d'accord. Ouais. Les informations sont plus fluides. Oui. Il y a les vocaux am na screenshot yi di yónnante ay vidéos des choses comme ça. TikTok c'était au début benn application bu magnifique. boo xamante ni de TikTok. écoute TikTok moi je l'ai découvert il y a pas très longtemps. il y a pas laajte na ko fi moom ne voilà TikTok mais c'est une application où ay nit dañuy def ay vidéos. mais neex na de. neex na sérieusement da ngay retaan ba sonn. comme c'est non wallaay c'est-à-dire que non da ngay ree ba sonn il faut nga pare télécharger. non TikTok moom boo fa duggee doo am stress. TikTok def loolu la Instagram. moom mooy Instagram no stress. waaw mooy ñi nga xam ne ñoom vraiment seen àdduna dafa rafet. Pape Cheikh mi ngi Instagram non moom Pape Cheikh univers laa gis man xaw ma il y a Snapchat. oui. où tout le monde est beau. waaw tout le monde est beau. non comme taxawal. léegi y a Snapchat où tout le monde est beau. ça tout le monde est beau kenn ñaawul. non macha allah ku ci takk soxna ci Snapchat di nga ko delloo ku ci wut jëkk Snapchat di nga xulóog moom. Snapchat moom je ne veux ah non ils sont magnifiques. lèvres charnues. nous sommes magnifiques. les doigts de fée. ah non mais magnifiques. allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ça va. naam. ça va ziar naa la yéen ñëpp. allo. ñu ngi lay fay. ñu ngi lay fay. dama bëggoon wax tuuti fii par rapport ak thème bi ngeen secteur. bismillah. en fait je peux rejoindre Tata B tuuti. parce que boo xoolee réseaux sociaux yi léegi mën naa ne inconvénients yi ñoo ëpp avantage yi. d'accord. comme sànq bi nga ko dooree wax nit ki day togg jékki-jékki mu dugg ci Facebook bi WhatsApp bi. aussi tamit day tax famille bi du ñu rencontré wu di waxtaan ils peuvent rester dans une pièce sans autant se parler. ah d'accord. bu ma ko seetee seen kër man maay ñëw woo gars yi kaay la ñu toog maa fi xumbal sànq xumbalu ma ko kër gi ku nekk ak sa bopp. sama papa à chaque fois da leen di wax loolu baaxul parce que dina baax sax pour booy waxtaan ak ses parents yi nekk extérieur pour garder le contact. mais pas en excès. d'accord tout excès est nuisible. parce que bu ñu xoolee même jeunes yi dañoo tàmm di jël WhatsApp bi même en marchant on utilise le WhatsApp. Facebook comme d'autres réseaux sociaux. donc dama leen bëggoon ñu bàyyi si xel tuuti rek ñu wàññi ñu xam ne ni toog waxtaan nii moo gën tuuti que ñu dugg si réseaux sociaux yi après. très bien. d'accord merci beaucoup. merci beaucoup ma grande li ma ci neex ma souligner ko effectivement am na ñoo xam ne dañuy nekk di cuisiner nekk ci WhatsApp bi wala ci Facebook loolu mooy jigéen yu xarañ yi liggéey lay wax maanaam yaa ngi liggéey ba pare xam ne sa kër da nga am loo xam ne mi ngi lay xaar. nga war togg par force mu pare nga war a tontu ka nga xam ne mooy partenaire bi foofu ñun soxla nañ fa koo xam ne elle bouge entre les deux mais bu fekkee ne dem rek allo yaa ma neex yaa ma saf yaa ma nangam. jóg a jóg ba sa xol sedd boobu kenn waxu ko nga ciy toog. jaag d'accord bouger entre les deux moom amul. ah oui on peut mën na nekk oui ma dama lay ray ngeen ñu ban dee. li toggaloo te leen togg léegi yéen dinañ leen rey reyati talu leen ñu yéen a ngi ci Facebook bi yéen a ngi WhatsApp bi bëgg ba pare bëgg ñoo toggal ñoo yeey non vraiment ñoo yeey balaa ma lay bàyyi xoolal dafa am lu may souligner. non vraiment tu sais Miya Ndour kontaan na yii la concentration dina ñëw am tu sais damay féliciter une dame takk jabar ngeen mer bu muy def soutenance maa ngi ñëw waaye bi fi lay jàlle dafa fekk mu jabo am ñaari doom di nga xam ne awa jàkk nga fi fekk dafa am ñaari doom awa pour te dire réseaux sociaux yi mais mi ngi xool mi ngi liggéey ci internet bi neen c'est elle qui raconte nit ku ma respecté di defar doomam pour mu solu dem école nee na mi ngi xool naka lay tëlee xaw ma naka pat yi pour jox xale yi
et noonu la dundee duna mais tey alhamdulilah vas-y Awa. sànq. dafay wax affaire en fait elle a pas bien compris quand tu dis da ngay jàpp fii jàpp fële. c'est vrai que dafa am ñu bari ñoo xamante ni comme ni ñu naan poulet Facebook y a une image qui mooy poulet bi ñuy bàyyi ba mu lakk ba ñor. parce que kenn amul jotam. xam nga mais du loolu. c'est-à-dire que y a beaucoup d'entre nous. oui qui travaillent via Facebook. exactement. et quand je dis tey am nañ ci ñu bari ñoo xam ne ci ñun. dañoo entouré wu de personnes yoo xamante ni mais dans le cadre professionnel boo xamante ni. Facebook moo tax ñu xam leen. gis nga Facebook. dañu ne am na aspect négatif peut-être bare na. mais gis nga tey Ndoye. Ndoye Bane booy yow sa ay xarit da nga leen di tànn. dama cee amul sax awma sax xarit. non tey boo doon ñi ngay àndal maanaam. da nga leen di tànn. akama d'accord. Ndoye di nga am kenn koo àndal mënut a mën mënut a ne man ànduma kenn waaw baax na ba tey kon ma wax ak Eva parce que yow sa kaa dafay xaw akama cee bari xarit yi akama leen tànn. man ànduma xam nga yaa leen di tànn. bu baax. lan moo am confirmer ou supprimer. waaw c'est-à-dire quand on te fait benn demande d'amis. tu peux confirmer. ou tu rejettes. oui vraiment. yaa moom sa bopp. yaay tànn ku la neex. da ngay tànn koo xam ne. tey boo gisee nit jël nga ko sax doo ko sa biir environnement. waaw. parce que son environnement la yow yaa ko décidé. sa univers la. boo décidé ne damay jël ku négatif dugal ko sama univers lépp lu mu ca def loo xamante ni yow day impacter yow sa vie yaa tooñ sa bopp. ah oui yaa koy tànn. man damay sant yàlla sérieusement et je le dis c'est à la télé que je le dis. moi j'ai pas plus de 3200 amis sur Facebook il y en a qui ont 5000 et quelques. 5000 c'est le maximum bay ubbi page. mais je suis entourée de gens magnifiques. macha allah. sant ci yàlla bu baax sérieusement. foo teg ni dañu magnifique. ils sont magnifiques xam nga lu tax. ils se sont côtoyés du koy feeñ. kon 5000 yëpp toog nga ak ñoom. non pas 5000 j'ai pas 5000 amis. waaw c'est 3000 yëpp toog nga ak 3000 lu tax may la 5000 kii. 3000 yëpp wóor na leen ni dañoo magnifique. xam nga tey bu ma nee Cosmos. doy waaw mooy dafa am ay planètes di nga am ñoo xamante ni espace bi day réduit. am ñoo xam ne c'est un peu plus élargi mais c'est espace réduit boobu nga xamante ñii di virevolter si sama kii ils sont magnifiques te man loolu ñeme naa ko wax man. ña nga jëflanteel. ñamay jëflanteel. mais ils sont 3000. non ils sont pas 3000 Ndoye c'est-à-dire aujourd'hui je te dis dans tout mon Facebook. tu sais Facebook a un maximum de 5000. waaw. dans mon Facebook j'ai 3000. waaw. mais 3000 yooyu je ne les en fait c'est des gens que je connais en fait parfois comme ça et je me suis rendu compte un jour en voulant supprimer que c'est des gens que je connais boo xam ne mos naa am ak ñoom interaction même bu dee ndaw ci biir Sénégal. mais pas tous les 3000. pas tous les 3000 mais am na si ñoo xamante ni y en a aujourd'hui une peut-être benn cercle. benn boo xamante ni de voilà non boo xamante ni y a un petit cercle de 50 personnes. bu nga xam ne après dina am beneen un cercle mais un petit cercle de 50 personnes boo xam ne ce sont des gens qui me sont indispensables. mais est-ce que xam nga ni man mën naa nekk ci 3000 yooyu. di waxtaan ak yow pendant des années. te fekk nga yaakaar ni jigéen laa fekk góor laa. fekk góor laa waaye nag xam nga lu dul nga boole ma ci xarit yi. fekk man jàppee ma góor fekk jigéen la bare na fi. faux profil. bare na fi am na ñoo xam ne dañuy ñëw pour xamal la. pour xam sa vie dugg la. mais loolu xam nga kon ñooñu nga yaakaar ni dañu clean ak yow. di nga gis ku yónni nit ne ko demal nekk ami de Eva. demal nekk ami de Ndoye Bane wax ma ci lan lay xëy. bare na ci déggoo ma ne la gis nga dëkk bi xam lu ko ñu ko yàq. screenshot. karak am mi ngi nii lii la def. yow on n'est pas amis toi et moi. mais on va prendre le temps tu trouveras des gens qui auront le temps de prendre des screenshots des captures d'écran toi de tes publications. pour yónnee ko. xam nga da ngay toll foo xam ne dañuy foog ne tout ce que nit ki bind dafa am lu tax nga bind ko. fait que parfois di nga gis benn publication mu neex la nga gis ci sa bopp tu as envie de partager tu le partages. moi c'est pour ça je suis toujours restée dans le cadre ça me dit ça me parle. voilà moi je suis restée toujours dans le cadre où on délire ensemble on rigole. même tey su ma bëggee nii dal ci kaw gouvernement bi bu ma koy dal tamit je le fais en rigolant. léeg-léeg gis naa nga wane ndaw si mu def tagalam bu baax. waaw mais je le ferai toujours. avec humour parce que loolu laa xam noonu laay gis nga sama papa dafa ma daan wax tout le temps parfois je comprenais pas à un moment de ma vie je comprenais pas certaines réactions de certaines personnes. ndeysaan mu ñëw toog ne ma nit ni mu mel rek lay gisee àdduna. et effectivement tu ne peux pas avoir les yeux flous et voir la vie claire. non. c'est pas possible.
bu la sa bopp safee ñëpp dañ lay saf. non bu la en fait il faut qu'on arrive à s'aimer c'est-à-dire tomber tellement amoureux de soi-même. que benn instant ça énerve les gens. kii fekk dara tu dara da nga bëgg sa bopp gis nga boo bëggee sa bopp noonu ngay bëggee ki ci sa kanam. loolu romb nga li ngay xalaat ci lu baax. le positif. voilà c'est le positif. tey nii yow Ndoye mun na bind benn dara. mais man gisuma ci lu bon. j'avance. nga lire mun nga joxe sa xalaat positivement. voilà mais bu fekkee ne yow tu as un esprit tordu. tu as un esprit méchant. tu es haineux. tey nii bul ma la romboon sax te defu ma la dara sax nga ne ba ma la rombee xeelu naa. nit ki ni mu mel rek lay andi mbedd mi la man maa moom poste bi te yàlla xam na ne ka koy posté tudd la. waaw nit ki ni mu mel. rek la andi ci mbedd. léeg-léeg ma gis nit du sama xarit ma romb ko Facebook mu am dëcc. wallaay ma dugg jaale ko ñaanal ka daa dee dem. léeg-léeg ma gis ko posté ne doomam day def anniversaire ma ne hee ñaanal ko dem. te yàlla xam na ne nit ki xamuma sax. côté yooyu la ñu war a jël ci réseau social. àdduna bi da ngay simplifier soo bëggee gudd fan. waaw say fan yokk. da ngay simplifier sa àdduna da nga koy simplifier. dëgg la. réseaux sociaux yi ñëpp dañ ciy dugg. man de ni ma koy defee mooy lépp lu titre bu ma gis mu négatif rek. du ma ko cliquer. merci man lépp loo xam ne lu wóor ni titre bu ñaaw la. wax bu ñaaw la wala dañ ci yàq deru nit man du ma ko cliquer. su ko nit ku copier ci YouTube bi. yónnee ma ko sama WhatsApp. su ma cliquer mu doon lu ñaaw man damay jël sama portable woo la. Babacar Beye yow laay wax. lii bul ma ko yónneeti. surtout Babacar Beye mi ci kër gi laay wax de mooy Babacar ma ne. te nekk ak Mia. non dañoo am benn cas bu ma doon traité semaine passée ku tudd Babacar Beye. nekkoon bitim réew. yàgg def fa plus de 17 ans ndeke gaañu na yaa 2 ans xaw ma 3 ans. te mi ngi dëkkoon Ndar bàyyi fa jabar bàyyi fi ay doom seen waa kër xamatuñu woon fu mu nekk. ndeke gaañu na bu yàgg. fu mu gaañu bitim réew. léegi moom laa doon wër nag. Babacar Beye la tudd dëkk Ndar. léegi bi ñu ko wëree ba ma gis mbokk yi Ndar ma wax leen ni leen seen doom jooju gaañu na bu yàgg. ba defe naa est-ce que ñu ngi ko doon ñaanal démb ba fa ma barki dem te ba mu gaañoo léegi loolu tax ma moom may préciser. ni kooku Ababacar Beye dafa am turandoo fii. waaye turandoo bi deewul mi ngi fii di lëmbe dégg léegi mu tontu la ban maa ci c'est ça c'est que nit da ngay éviter di xool ci sa bët yi lu ñaaw lu bon. loolu dañ ma koy dégg souvent ci Pape Cheikh mos naa dégg benn jour mu koy wax. mu kii ma sama nopp garmi la. waaw te déggee na ko daan wax. waaw day seen ñu def loolu boo ko waxee ne sama bët yi bëtu garmi la. dëgg sama gémmiñ gi lu ma c'est-à-dire maa moom sama bopp. ku baax laay xamanteel ku baax laay xamanteel. waaw allo. donc allo. Tata Eba ça va. ça va bien ma grande. Ndoye Bane ça va. ça va kooku kan la. soxna si na ngeen def. sant soxna Awa. Tata Eba man daal dafa amoon lu ma la bëggoon wax. wax ma ko ma dégg. gis nga léegi góor ñi. waaw. ñoom ñoo gën a soxla réseaux sociaux yi ko jigéen ñi. dëgg pire. léegi WhatsApp yi. waaw. góor ñi ñoo koy gën a utiliser ko jigéen ñi. ñaar. ñoom ñëpp ku si nekk sa bureau. yaa ngi def face to face. nga ni. face to face ak madame wala ak keneen. face to face. waaw. man li may wax nii xam naa ko. yow noo def ba xam ko. waaw man xam naa ko après dinaa ko wax. léegi àggali ak man waxal ak man. da nga koy woo WhatsApp. waaw damay liggéey. waaw. loolu damay liggéey taluma la nga coupé. nga gis ko mu nekk en ligne. waaw nga ni. mais nag ñun léegi am na méthode yoo xam ne boo duggee boo demee Google wala Play Store am na yooyu téléchargé WhatsApp yoo xam ne boo ko téléchargé. waaw pour la sa jëkkër lu muy wax su nekkee en direct mun nga ko am. nga ni. su nekkee en ligne mun nga ko am. mën nga am lan li muy wax. li muy am mun nga ko wax da ngay dem Google. mais mbaa sa xol du metti wala. fexe dafa bëri. waaw. nga ni sa jëkkër li muy wax metti mais nit ki da nga koy xam daal. dëgg la. da nga koy xam. moo tax ma ne la réseaux sociaux yi léegi góor ñi ñoo koy gën a utiliser. parce que amul benn femme mariée boo xam ne man si li ma xam femme mariée boo xam ne di nga wax ak sa far def ay yaramu neen mais góor ñi léegi ñooy waxal jigéen ñi seen gel yi def ay yaramu neen di leen war seen bopp. man loolu xam naa ko. loolu yéeme na. madame. da nga ko dund. si dama ko dund. massa waay massa. dund naa ko. massa mbaa passé nga ko léegi. waaw da ngay tax da ngay xam ki nga nekkal. ana mu léegi passé nga loolu. non passé naa ko mais maa ngi koy dund. looy dund li ngay dund lan la est-ce que yéen a ngi toujours ensemble. non ñu ngi ensemble.
passé ko mais li ngay dugg yaa mag loolu est-ce que du da ngaa fiir rek yaa jàpp yow li ngay wax waa léegi yow sa jëkkër lu la wóor ni day wax ak ay jigéen di face to face loolu la ci leer. man ne fiiru ma. yow da nga ko fekkee mu. mais góor ñi ñooy gën a utiliser. Ndoye Bane ñaanal ko li ko jàpp yàlla na ko bàyyi. non bala moo accusé jëkkëram. yéen da ngeen di toog non déglu ma Eva da ngeen di toog fi ngeen toog di ñaaw sama jëkkër ma nga bureau parce que mi ngi en ligne yaa ngi ko woo mi ngi occupé nga ni jigéen lay waxal. non pour lan foo teg ay naan soo Play Store amul loolu li mu am mooy tey jii yow Eva man na am na ay message yoo xam su ma la ko yónnee ci sa WhatsApp soo ko cliquer man damay dugg ci sa WhatsApp loolu moo am. mais elle l'a dit nee na sànq. moi maintenant man je veux savoir mais da nga koy masalu xam nga. awa man dafa am lu ma internet bi daal netul moom. nan ko masalu coono ba pare. parce que dund ak yenn yi te demoo yaa nga fa toog. dafa metti macha allah fiir rek ko jàpp yàlla. fiir jëkkëram deful dara soo bëggee sëyam gudd fan na jéem a yam fuñ ko yam loo. bañ a lijjanti ci jëkkëram nag bul dugg ci jëkkëram di waxal ko yaa ngi dégaame il faut ngeen xam ne takk xoola wuy lu ma xam ma jaag laa lingeer xam ma Eva doo yaa ngi dégaame baaxul leen ñun ñoo leen takk léegi jënd téléphone jox leen ku ñuy waxal ku dul waxal déglu ma ku ñuy waxal ak ku dul waxal seen yoon nekku ci lii ngeen di def ba réseaux sociaux yi tas seen sëy ci ay ñaaw njort ak yu kenn xamul su fekkee ban leen di takk réseaux sociaux amul ku ci réseaux sociaux yi tas sa sëy man comprendre ma cadreur bi dafa nekk di dëggal ku ci réseaux sociaux yi tas sa sëy comprendre dama ne ku ci réseaux sociaux yi tas sa sëy sa sëy yolom sëy dafa am ñoo xam seen sëy dafa yolom d'accord na yolom sëy réseaux sociaux yi ban lay takk réseaux sociaux amul portable amul voilà ça dépend ban âge tamit ngeen kii. ça dépend ban âge. mais waaw ça dépend ban âge nga jigéen gu jóg pour sëy daal. xam nga laay wax soxna si. voilà. yaa ngi gaañ sa bopp. waaw. yaa ngi gaañ sa bopp ci loo xamante ni yow. xam nga sànq dama ne sa àjjanay xol yaa ko moom. pourquoi nga bëgg def lu la metti. pourquoi du affaire le fait de denial c'est-à-dire nga ni amul am na. jàpp nga ko mais yaa ngi toog après pourquoi. Ndoye Bane dafa tuddee damay doxaan et alors. c'est ça yaa ngi ciy dund yaa ngi ci toog mu lay gën a naqari. di gën a boo nee pare nga ci depuis mais ba tey mi ngi lay togg. soxna si bu fekkee yaa ñuy dégg. bàyyi li ngay def. moo gën de. amul solo. waay waxal waay. non amul solo parce que gis nga qui cherche trouve. ah oui. et si tu sais que li ngay wër. bés boo ko gisee du tax nga dem. nga la bul chercher ma jàg ne wuyu ko man ñu ngi may xeelu ak lépp nañ ma xeelu. bul chercher xeelu yi ñu may xeelu. mais bu la leeree na yow bés boo gisee. wuyul. allo tegal foofu baaraam. dem na vas-y jàg. awa vas-y. si sama xalaat. mooy sànq li ñu doon wax naan bëtu garmi nopp garmi gémmiñu garmi. du ma gis lu may gaañ 24 heures dafa gaaw. 24 heures doyatul kenn. dëgg. yeewu nga tëdd nga. dee na yóbbu nañ ko ci jour bi lañ lay xoolal. fàtte soxna si benn góor a lay rey téeméeri lay suul. benn góor a lay rey téeméeri lay suul benn ci ñoom jëkkër a nga ca def dara bu rëy nangu say jaxal takk keneen mu ñëw téye say doom tey ngaa bañ a wër. tey ngaa bañ a wër. waaye ñëwaatal foofu. ñëwaatal ñëw dina fa ñëwaatal. Eva Tra daf koy yokkal rek ni ko mu muñ parce que itam dafa am loo xam ne bu ca jigéen tolloo dana bëgg ku ko muñ loo. ku nekk ak sa gis-gis awa li mu wax baax na lool bul gestu bul xool waaye itam nit ki mu nekkee ci fët-fët dalal ko dafay baax te wax ko ne ëllëg dina ñëw dana am bés yu dàq yooyu ñun yàlla daf nu may jaboot te dara gënul cher jaboot macha allah gis nañ ko ci ay kër jigéen yoo xam ne dañu dem ba def focus ci seen ay doom sauf que ñu ngi ci jàmm aussi oui mais sauf que là Eva faut arrêter ça le trop de masla non arrêtons ça vas-y. Focus sur la famille d'accord focus sur les enfants d'accord mais est-ce que xale yi gisuñu. parfois dañuy gis. mais ondes yi ngay xam naa su ma di nga kii xanaa inde la. non en fait les énergies négatives que ça qui se répandent dans une maison xale yi dañ koy yëg. parce que dafa am ay degré. dafa am ay degré. tu sais dafa am degré boo xam ne nit su fa tolloo di nga xam ne lii. kenn mënu ko sauver. mais dana am degré boo xam ne. degré moindre di nga ko mën a wax moo tax ma ne ko demal di nga am. ma ne ko bul xool. très bien très bien. sant Serigne Sall très bien Awa. allo. allo oui ñu ngi lay dégg. bisimilah yow rek la ñuy déglu ci wareef.
très bien wax xam nga loo gis tuuti la ba tollu tuuti dañ koy jéem a ne mu toog et même parfois da nga daan tey boo du ma def discrimination mais ci yenn këru làkkat yi da ngay dem nday gis bàyyi gis ni la demal nga toog man sama jamono nangam laa def loolu tam boo ci juddoo màgg ci soo moytuwulee a beau être moderne. absolument sa ndey da lay yan nañ ko yaree woon la modernité existe da ngay ñëwaat ci biir kër gi sax sa papa gis dafa ñaari fan ñetti fan sax ne la dellul fan yi sa tànk bari na ku mel ni man ak keneen ñoo ko mënul rek ñoo mënul muñ waaye wallaay muñ am na fay du ci awa dëgg la mënuñu ko benn ci man mais muñ am na fayam wallaay am na fayam wax ngeen dëgg c'est que problème bi mooy yéen seen classe gi jëm suuf li seen yaay daj waaw doo leen ko daj dëgg la te jamono yooyu téléphone amul te itam waaw sunu papa yee gënoon a naqari traite foofu gën ñoo tàng te sunu yaay dañoo toogoon mais tey jii sama jabar dama jëkkër dama ko bett muy doxaan ci Facebook bi wala ma ko di bett muy doxaan ci WhatsApp bi damay gàddu sama bagage damay tas soo tasee keneen ñëw toog di muñ loolu di sëy bi ba mu baax nga dem nag dajeeg beneen nguyu bu gën a wuyu Babacar bay mu takk la ngay teg muy indi ay gel ci biir kër gi nga ci teg sa bët te doo ci mën dara Facebook WhatsApp ay xaw ma Snap xaw ma lan xaw ma ku mu tas sa sëy sa parce que sa sëy dafa dëgër lool waa bett nga ma may doxaan ci WhatsApp léegi temps bi nga jël wax lii temps bi nga jël dëgëral ko nii lan moo lay tere jël temps boobu yolamal ko xam ne am na ku nekk dans le désert xolam ne xool nga defal ko wax bu neex sax sarax la de téel ma foofu yolam ba jël ki ay ca nañu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam ajaratu bi simila na ngeen def ñu ngi sant yàlla bu baax maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu toog ci plateau ñu ngi lay fay bu baax waaw man dama bëggoon juste participer ci 3 points ñu ngi lay déglu donc le premier par rapport ak Ndoye Bane ñi mu waxtaan di woote sànq jigéen mënoo nekk ak sa jëkkër nga koy sëyal te yàlla rek tax am ci yu mu nekk ci yu dëng te doo ko xam yàlla moo lay suturaal ba weer ko macha allah bu ko weerul tamit dina won ay yoon yi nga xamante ni yow mi xam sa jëkkër di nga gis changement yi tax dina la won ni que kii am na ci lu mu nekk c'est vrai te boo dëggoo di ko sëyal te yàlla rek tax da lay won lu leer nañ loolu yàlla moo ko may jigéen et c'est pourquoi on parle de l'intuition féminine effectivement donc am na loo xamante ni parfois jigéen ñi di ko gëstu du sopp du bëgg lu métti mais xam fi ñuy teg seen tànk macha allah parce que feebar yi bëri na sa jëkkër du nekk ci mbedd bi def lu ko neex ñëw indi la ay feebar sa njaboot dañ la soxla pour lan tu dois devoir cautionner ça pendant toute une vie donc yoon la ñuy gëstu tamit parfois suñuy jëkkër ci lu ñu nekk parce que c'est pour nous préserver notre entourage est-ce que bëgg ngeen ku leen feebar nañ mais su boobaa di nga bëgg ñu gëstoo la noonu yow tam yoon la waaw parce que affaire bi fi mu li mu am yoon la de couple la waaw ci lu baax la mais liñ koy gis ci góor xaaj bi duñ ko gis ci jigéen loolu nga foog rek de parce que l'homme se croit tout permis en Afrique et surtout au Sénégal loolu nga foog rek de donc boobu c'était le premier point le deuxième point moi je me dis que réseaux sociaux yi génnewul lu bon nit ki ni nga mel noonu nga mel avec réseaux sociaux sans réseaux sociaux effectivement loolu dëgg la moom daf lay may juste yoonu wane yow ni nga mel parce que bu dee da nga tàmb di suturaal doomu aadama te yàlla rek tax réseaux sociaux du tax ngay weer doomu aadama parce que nga am loo ciy seet dëgg la mais bon bi moo fi bëri dëgg la ñu bëgg wax bëgg li xew bëgg xam vie wu jàmbur bëgg ci tasaare ji privé wu jàmbur et que c'est pas normal nit ku nekk sa xel ak yàlla na la doy nañu bàyyi yàlla nekk juge te ñu bàyyi nekk juge ñun macha allah yàlla moom mën na la régler lépp boppam donc nañu bàyyi nekk juge te bàyyi di weer doomu aadama yi parce que ku weer doomu aadama yàlla dina la weer parce que yàlla bu génne woon suñuy secret ñun ñëpp àdduna bi tax benn ci man àdduna bi tas et le troisième point que je voulais partager avec vous mooy parfois couple yi jamono ji dundatuñu moo waral WhatsApp gu métti gi téléphone parce que tey mënu leen nekk couple amu leen moment d'intimité du ngeen waxtaan du ngeen partager seen ay journée du ngeen kaf du ngeen ree bu ngeen ko deful ku ci nekk day ut li koy wéttali ci wetam nañu jàng di partager di waxtaan bu ñu ñibbisee jël problème yi teg ko ci biti jël liggéey bi teg ko ci biti waxtaan kaf ak ree mel ni ay xarit mel ni ay moroom loolu mooy tax doo tal sa téléphone mais bu dee ku nekk dugg na kii fas kanamam dem toog fële kii fas kanamam dem toog fële ku ci nekk di nga ut li lay wettali donc na couple yi di neex gën a rapproché wu ñuy dundal couple yi loolu mooy tax ku ci nekk doo namm dara bay tal leneen yow aawoo nga xanaa
non kii aawa la. très bien kii aawa la moom wax na ñetti points yi mu indi yëpp amuñu dara luñ ci teg. du waxi ñaareel wax na. non kii aawa la. tey aawa yi la jël. non kii nit ku baax la kii moom. xam nga ndeysaan dafa wax. nee na dañuy passé nee na couple yi ñoo neexatul. et c'est une réalité Ndoye Bane. parce que ku góor kii tey mi ngeeg. du ñëpp ñoo infidèle mais nañ ko wax langage mbedd comme du ñu toogoon ñu ni neen di waxtaan. góor bu ci nekk bu fekkee ne yàlla dafa def nga am sa benn coro à côté wala am ñaar wala nga infidèle par nature. tey doo mën a apprécier la nga xam ne am nga ko sa biir kër. jigéen bi su la wóoree ne yow tu as possibilité de. kenn ñaanu ko yàlla ci jigéen parce que jigéen nee naa soxna nu góor mënta mel yow tegu ci yoon rek moo la war mais bu la wóoree ne tey sa liggéey baax na namuloo dara comme on dit su ma bàyyee dinaa fukki dinaa yoo xam ne mënal nga ko sa bopp toi aussi tu vas dire sëy bi du ma ko téye te sëy loolu taxu ko woon a jóg parce que dañ ciy jur ay doom am ci ay doom awa war leen a gunge et nous am na benn côté boo xam ne maintenant on est devenu un peu égoïste ku ci mel ni man sama bopp laay waxal parce que da ngay dem ba da ngay ne kenn du ma rey nga buddi sa ay doom yóbbaale ñoom tam ñu am ay problèmes de part et d'autre c'est compliqué elle a raison de dire nañu neexal sëy yi ñu kaf ci reeti mais da ngay dem à la rencontre de ton épouse ou bien de ton époux mu mel ni c'est la guerre bu jëkkaan boo laajee nit jabaram danaan oh soxna sagal ka soxna sang mais léegi boo laajee nit jabaram wala jëkkëram ma nga fa et de manière mollasson nit ki dama gis benn xale bu ma charmé Ndoye Bane mu ànd ak jëkkëram xale la de bu amee 22 ans ma wax ko tey ca lay yem mi ngi ànd ak jëkkër ji ñu versé nag ci benn tarixa macha allah. mi ngi naan jëkkër ji mu ne ma sang bi gis nga ko est-ce que gis nga ko ñuy jëkkër ji sukk waxtaan ak moi j'étais charmée. xale bu ndaw. et jëkkëram qui lui rendait l'appareil. ma ne lii mooy modèle nit ay xale nga préparer leen ci droiture. maintenant tout est gauche. lépp la yàq pas tout. ba tey franchement su ma lee sauver si ça peut sauver. non je crois que ça a sauté 2 générations. D'accord. Mais la génération, la trentaine que je vois en ce moment. La nôtre. Oui, on peut dire. Mais non, sérieusement, les jeunes maintenant que je vois entre 20 et 30 ans, ils sont très matures, machallah. Ils sont très matures dans leur façon de gérer les relations avec leurs femmes. Parce que dañuy teel a sëy boo dama seet. mooy nouveau daddy yi ma gis. ak nouvelle yaay yi. waaw dëgg nga wax. waaw léegi da ngay dellu ci ñi am 50 ans. waaw ñun moom. awa yaa ngi wax lu am solo. ñun dañu wàcc tali bi nang te tamit jéemuñu. dëgg la jéemuñu sérieusement jéemuñu. jéemuñu mais génération bii ma gis. franchement su ma leen gisee même dans leur mariage. leur façon d'être dañoo dëggu ci li ñuy def. wallaay dëgg la dañoo dëggu ci li ñuy def. xam naa li nga wax bu baax. très bien Ndoye Bane yaa ngi ree li mu wax xam nga lu mu la bëgg a wax. daf la bëgg a wax ne yëf bi boo dee xool benn tranche d'âge ñi nga xam ne ñu ngi diggante 35 ans. jëm 56 ans 57 ans. ils se cherchent comprendre ñu. mais la nouvelle génération qu'il en soit ainsi yàlla ko yàlla defee noonu. la nouvelle génération ces nouveaux papas nouvelle maman am na sax club boo xam ne papa xaw ma naka la tudd. am beneen club boo xam ne ay yaay yu engagé digne maman. kon am na génération boo xam ne mi ngi nekk di rëcc nañ leen jàppale. mais da ngay ñeneen ña nga xam ne nag ñoom ña ngay clopin ñu yëkkati leen. parce que y' a problème suñu bëggee ku ci nekk. dinañ dem xool statistiques yi mais li nga wax nii dinañ ko gën a toog. ku ci nekk ci luy dugg génération bu mu ci mënti doon ci luy dugg na nga ko seet ci luy dugg na nga ko xam muy góor wala jigéen. dëgg la góor ñi lan moo leen génne kër gi ba tax ñu occupé nekk ci Facebook bi. nekk ci lan la il faut ñu lijjanti loolu lan la. mënuñu ko lijjanti ban façon jabar lañ am. ban façon kenn ba ma xuleen ci biti. waaw déedéet non là nooy c'est que là tu parles comme si on vous a demandé de sortir de la maison on vous a jamais demandé de sortir de la maison. waaw déglu ma ñëw. waaw yéen bu doon Sénégal assisté. le monsieur li may dund ci plateau bi moom la góor ñi di dund ci kër yi très tôt le matin ba ñuy nekk ay xale ñoom ñoo am droit aux paroles. c'est-à-dire que l'homme sénégalais on lui fait tout. loolu la yàlla dogal. ah bon d'accord ba entre temps les temps ont changé. waaw yéen da ngeen di jóg dem uti ñu jóg dem uti. non
loolu le soleil se lève toujours à l'est temps bi changé je suis parfaitement d'accord gis nga Ndoye tey dañu naan aujourd'hui non yéen jigéen ñi sëyuñu non je suis pas d'accord non sëyu leen jigéen ñi yii nii jamono ji sëyu leen yéen xaar ma xam waaw déglu ma suñu ay yéen waaw déglu ma xam ñi ngeen di seel ay garbi waaw daxal ma xam ñan ngeen di seel jamono ji ñan ngeen di seel ñan lañu seel seen patron yi ngeen di seel waaw benn Facebook ngeen di seel da ngay wax WhatsApp ngeen di seel Snapchat la xawma moo ngeen di seel TikTok ngeen di seel talu leen seen jëkkër yi TikTok moo amoon da nga ci boole TikTok xawma nu mu tudd ñooñu ngeen di seel amatu la suñu jot tey ji defar café bu neex sax ngeen defal ko seen patron yi moo leen gënal ngeen defar seen jëkkër yi xam nga yaa ngi sosal xale yi jigéen ñi loo xam ne seen liggéey yi ngeen gën a nopp que seen jëkkër yi amatu leen seen temps seen jëkkër yi réseaux sociaux yi ngeen gën a bëgg. kese maa ne xale yi jigéen ñi yéen donc nag ginnaaw doy baal bu ma wax loolu. ginnaaw moytu leen seen boor. lépp mënoo koo wax. ñu bàyyi leen réseaux sociaux yi rek moo tax da ngeen di judd rek da ngeen di am doom rek ñu indaale téléphone xale yi un an même pas un an ñu maîtriser YouTube maîtriser lépp. sëyeetu leen. ci la ñu judd nag xale yi ci la ñu judd. c'est ça réseaux sociaux yi ngeen nopp réseaux sociaux yi mooy tas seen sëy yi c'est tout. tas nu muy tasee sëy. ah mais gisoo li xew. ndaw si dugg ñii sëy ñii xamante buntu arekaar ba lañ tasee seen sëy. ah mais waaw. ñii xamante buntu université lañ tasee sëy. bien sûr dama naan la gis nga sëy bu amul racine. waaw bu amul racine. waaw ba mu wax ko day daan. waaw kon jeex na. macha allah ñi xamante ci Facebook WhatsApp Snapchat or whatever. bu ci mën ci doon. dafa rek naan sa page Facebook bi leer na man am na ñu ci takkante. bu baax te maa ngi ciy sant yàlla bu baax te ñu ngi sëy ba mais takkante bu jub quand même bu jub bu am solo connexion amul rek sëy ba tas. connexion dina ci xoolal xamul tax. nañu am réseau bi bu ne xam foofu lan la. waaw dañuy xamante. waaw fi ñuy xamante. ci internet bi bu ñu paree xamee. waaye yow fi mu ne nii yow Ndoye boo génnee internet bi netul sëy bu ci takku netul. maa ni loolu ku ko wax danga ngeen baal ma du dëgg. waaw internet bi net na ba dee. netul de. si. dara netul. ba nit dina am jabar tak xamee ko internet. yàlla def muy sëy bu barkeel. xam nga lan mooy barkeel sëy. jikko mooy baaxal sëy gis nga mani nañu awa nañu xamante ci wàccum avion nañu tase aéroport nañu tase ca boutique ba tase fu ñu ne waaye dañuy ñaan yàlla doon ñaari faris bu nu àndee rek zéro faute waaye nag léeg-léeg dafa mel ni yàlla tam daf koy neex mu jël kii mu mel nii mu jël kee mu mel ne leen ay ca àddunaa ngi noonu yooyu yëpp dañ koy gis ci àdduna man daal sama wax bu mujj ci jigéen ñi laa ko jëme ni leen nanu muñ nanu góorgóorlu macha allah ndax yàlla daf leen a xool wóolu leen dénk leen ki la dénk nag cela veut tout dire du jigéen bu baax mooy ki tas du jigéen bu bon mooy ki tas du jigéen bi bon mooy nangam yooyu yëpp amu ci solo mais jigéen ak ay valeur am ak yi mu àndal yëpp ñun loolu la ñu soxla yàlla moo yor sëy moo koy jeexal moo koy amal waaye daal yal na nu yàlla defal jàmm. loolu la ñuy ñaan Awa le dernier mot. oui Eva le dernier mot ba di leen gërëm di leen sant. wax naa la kontaan na ma copine. maa leen gën a kontaan ñëw fekk leen ci plateau bi. di nag nuyu comme nag Facebook ma fi andi. ma nuyu sama njabootu Facebook bi. ñoom Prési Cissé ñoom Bàcc nuyu ñoom Nuuru ñoom Zubida maanaam daal képp koo xamante ni ñooñu ñeneen naa mais xale yi nga xamante ni tey dañ may woowee yaay biir Facebook maa ngi leen di nuyu di leen sargal di leen wax ne franchement c'est un honneur pour moi ba nga xamante ni ngeen gis ma ñenn ñi sax li ma leen magee barewul ma taxawaayu yaay ñu may woowee yaayu Facebook maa ngi ciy sant yàlla bu baax xamal nag sama yaay ne xamal suñu yaay ne Facebook bu la nit daggee ndax léeg-léeg nit daggee ci diggu laa ngi ne boo dégg gisee li Awa bind ci Facebook bi sa yaay dañ koy baal ma ak def ma fa dara loo xamante ni vraiment c'est répréhensible di xamal tamit jeunesse bi que ñu def nànk et que le Sénégalais aussi mu bañ a gaaw a juger parce que aussi les erreurs sont humaines ku ci nekk mën nga def erreur donc il faudrait que ñu bàyyi di sànni nit xeer à travers les réseaux sociaux. Dieu est même plus tolérant voilà. que les hommes. Nous sommes devenus très très intolérants. nañ jéem a cultiver l'empathie bi ñu amoon avant qui définissait beaucoup le Sénégalais. La tolérance ba pare di sàngante sutura parce que tamit ku sàggi sutura jàmbur. mu néew mu bare ak lu mu yàgg sunu borom dina la wan bopp. di leen gërëm Ndoye Bane. xam naa yow moom nañ ma pare. alors kii nee na Ndoye Bane c'est bien possible je lis tous les messages WhatsApp que recevait mon mari que Dieu nous en préserve. Il suffit de télécharger une application yow itam
am nga jikko de liiral kii. lii loolu waaye noppalu la waay. yal na yàlla xam ngeen lu may ñaan sunu bopp yal na yàlla ubal nu sunu bët yi bu nu gis dara. parce que après da ngay sonn Ndoye Bane lan ngay tàggatoo. li may wax daal mooy. waaw net bi netul. na ci nit ñi def attention. internet bi netul. très bien. connaissance boo ci amit. na nga def attention ndax net bi netul. d'accord soo ci amee jëkkër na nga ci def attention net bi netul. d'accord internet bi netul. faux profil nañu ba c'est vrai que. waaw internet bi netul. awa signé na nee na faux profil dafa bari. Elle a parfaitement raison. xam nga lu tax man dama def émission ci mariage yu bari yoo xam ni. ku góor ki ku jigéen ki ci internet bi lañ xamante. très bien ok. donc internet bi netul. réseaux sociaux yi netuñu. très bien na ci ne te yéen jigéen ñi ngeen sëy bi te moytu réseaux sociaux yi. talatu leen seen papa yi talatu leen seen yaay yi ngeen muñ bi tee seen kër yi te toog talatu leen seen jëkkër yi talatu leen seen doom yi talatu leen sax seen bopp ndax Snapchat ndax statut ndax WhatsApp ndax ñu talatu leen dara talatu leen ko ndax moo tax ñu leen di fase rek di takk seen i morom ngeen di mer wasalaam. kon doy na sànni très bien Ndoye Bane ñu ngi lay sant di la gërëm. j'avoue et sincèrement boo fi nekkul woon danaa forcer fexe créer la teg la fii. parce que lii rek la ñuy soxla ci yow nee na ko laaj jàng kon boog laaj jàng ak Ndoye Bane des copains waaye ñun dinañ la tontu ci internet bañ ñu moytu rek ñun dañu féroce dañu garaaw. kon boog ñu ngi nuyu wax dëgg yàlla ñi nga xam ne itam ñoo nekk ci yenn réseau yi di ko doxal di ci def jàmm di ci wax jàmm ñi nga xam ne ñoo jàppale jigéen ñi ba tey jigéen ñi mën a taxaw dem nañu ba gis ci réseaux sociaux yi également ñoo xam ne dañuy sos ay tontine dem nañu ba gis ci réseaux sociaux yi ñoo xam ne dañuy def ay tontine yoo xam ne nit ki daf koy teggi dem di liggéey quoi de plus joli quoi de plus noble wax dëgg yàlla ñun loolu moo ñu ci saf côté boobu la ñuy xool keneen nag ku mel ni Evatra di ci def lu ñu la santul ngal la soo ko munee diluer boo ko wàññiwul diluer ko ndax àdduna dafa yàgg te lu ne xaj na ci yàlla na nu yàlla baaxal jubal ñu je remercie Intemporel Bamana Couture ndax seen yére wax naa leen damay dem ak moom mariage dem ak moom ngénte dem ak moom conférence dem fu ma neex dans le monde avec merci à vous mën ngeen leen jot ci 77 321 08 74 77 321 08 74 Fatmata Coiffure merci à toi aussi ma nga nekk ci 77 648 50 16 kooku mooy Ndey Ami Mimi Traoré waxuma la nga toog rek di photo samay yére di ko ñaw bàyyi ma tout tranquille santuma la ko bul photo yàlla na photo bi lakk très bien Mia Ndour merci à toi et à ton équipe ñu ngi joxante rendez-vous ak yéen altine ci kattanu sunu borom bëgg nañ leen sopp leen yàlla na ngeen fi yàgg di seetaan télé Futurs Médias di ñu gis ñu di leen di gis jërë ngeen jëf wasalaam Khadim merci